13h ci télévision Futur Média mbokki salaamaaleykum dalee nag jàmm ci jotaay xibaar yi li ci gën a fës te ñu dem ko jukki dina bokk ca CAF Awards atum 2022 ca diwaan bu Maroc rawatina Rabat xam ngeen ne ni ki tey ji daañu amal li nga xam ne nag moom moo di cérémonie bi bu 19h jotee fii ci réew mi 20h fa nga xam ne nag moom moo di ca diwaan bu Maroc moom Sadio Mané gis ngeen ko noonu daal na yegg si foofee bokk itam ci ñi nga xam ne daal dañ leen di tànn ngir seen ak xarañte foofee daañu fa dem itam fekk fa suñu ndaw ya nga xam ne nag ñoom ñooñu toogal fee ci la jamono Mame Fatou Ndoye Mbissane Ndoye keneen koo xamante ni itam daal nay addu ci li mu mel muy Pape Ousmane Sakho attaquant bu Samba FC moom itam bokk ci ñi nga xam ne dañ leen nominé di ngeen déglu ay kàddoom ci la jotaayu xibaar yi le daañu wax ci néew ki nga xam ne nag boobaak léegi ngir rek ñu jébbal ko boromam jafe-jafe la moom Idrissa Goudiaby ndax boobaak léegi ñu ngi lëñ bët ana lan moo tax mu rek daal di faatu ginnaaw autopsie bi nga xam ne itam def nañu ko beneen autopsie boo xamante ni def nañu ko médecin bi ñeel njabootam la mu xamle moom moo di moom Idrissa Goudiaby dañ ko rek daal di dóor bal mu daal di wuy ji borom naka noonu itam daañu rek clamé fa mba xam ne doonee benn fi nga xam ne nag moom moo di état bu Sénégal beneen ab génnu àdduna boo xamante ni boobu ak léegi mi ngi indi lënt ci xelub askan wi muy génnu àddina ki nga xam ne moom moo di François Mancabou jëriñ ji nga xam ne nag moom la ñu dénk wàllu yoon fii ci réew bu Sénégal moom maître Malick Sall la mu xamle mu di lépp lu war ci wàll wi mu di leeral état bu Sénégal dina ko amal ba mu mat sëkk naka noonu itam muy rafetlu génnu procureur de la République ni ki tey ji mbokk yem mook alxames xam ngeen ne nag bëri na ci ay étudiants yoo xamante ni ñu ngi sëgg ci épreuve yu BFM yu lu toll ci 179 522 candidats nag ñoom ñooy amal bile jongante daañu dikk ak yéen ci aw reportage woo xamante ni suñu ay ndaw def nañu ko taw yu miti yi nga xam ne itam daal dinay wàcc ci yenn ci gox yi fii ci réew bu Sénégal rawatina Ndakaaru dégâts yi mu def bari na bu ñu sukkandikoo ci directeur général bu ONAS moom itam daal dinay addu ci wàll wi lépp lu ñeel itam jumtuwaay yi ñu war a teg ba tax itam mbënd mi daal di ñuy amal daañu ko amal lu soxal itam pont de l'émergence ni ki démb fàcc wi nga xam ne nag noonee lañ ko nemmeekoo moom ki nga xam ne moom moo di docteur Babacar Mbaye la mu xamle mu di yoonu ONAS nekku ci te diwaan bu tëngee ci itam taw bi daal di fay juri lor yu bari tax na itam askan wa fa nekk daal dañu joxoñ baaraam tuuma yenn ci ay liggéey yoo xamante ni ñeel na programme bu Promoville ak itam train express régional ñoom itam la ñu xamle mu di daañu clamé fa mbaxane doone benn yoon lu ni mel buñ ci noppee daañu ci toftal li nga xam ne nag moom la yéeni kaay xëy fësal ni ki tey bu ngeen di toppee ñu daal di faram fàccee. CAF Awards bokk na ci mu leen doon junj atum 2022 ca diwaan bu Maroc rawatina Rabat xam ngeen ne ni ki tey laa ñu amal li nga xam ne nag moom moo di cérémonie bi bu 19h jotee 20h itam fa nga xam ne moom moo di ca diwaan bu Maroc moom Sadio Mané itam egsi fa nga xam ne nag moom moo di fa ñuy amalee lu ni mel ñu dem fekk fa suñu ay ndaw Mame Fatou Ndoye ak itam Mbissane Ndoye yi nga xam ne ñoom ñoo ñu fa teewal ñu daal di ñuy jukkil li nga xam ne moom moo di préparatif yi nan la tëddee ci la jamono. waaw Cheikh ñu ngi lay nuyu di amaat mbégte dajewaat ak yow fii ci xew-xew bu mag bi niñ ko xamee muy CAF Awards je pense que depuis démb on vous a mis dans le bain tey nag fii wax dëgg yàlla on sent l'engouement déjà avec cette arrivée tant attendue de Sadio Mané accueilli par une forte délégation de la presse sénégalaise wax dëgg yàlla presse sénégalaise bi mobilisé wu nañu pour ñëw tamit ñoom bokk ci fête bile donc Sadio Mané yegg si sànq ay côté midi jël vol privé boo ko gisee na nga xam ne kii xaw na sonn parce que ñëpp gis nañu démb am na match bu mu doon jouer avec le décalage horaire aussi ce n'est pas évident ñëw na dugg na ci chambre am mi ngi dallu du ñàkk d'ailleurs fii ak 1 heure de temps ñu dajewaat ak moom ci benn jotaayu waxtaan ndax ni mu koy defee saa su ne day jox toujours priorité à la presse sénégalaise bu loolu weesoo aussi ki nga xam ne mooy sélectionneur bi di Aliou Cissé teew na je pense que gis image yi nga xamante ni moom it mi ngi dugg di dallu ndax tey si ngoon war na am donc raaya yu mu jot ku mel ni président Augustin Senghor tamit mi ngi fi daanaka toutes les personnalités du foot africain sont là et tout le monde est unanime à dire que tey Sénégal ci liñ yaakaar moo xewle Pape Ousmane Sakho nominé aussi pour le plus beau but et là vous avez pu l'entendre donc ci si li nga xamante ni mooy donc suñu
suñu plateau spécial bi nga xam ne Mamadou Ndiaye defal nañu ko pour nag jëmmal li nga xam ne mooy teewaayu presse sénégalaise ñu ngi fii en donc direct avec le président Abdoulaye Thiam président de l'ANPS président yaakaar naa ni ngeen ko defee ci CAN bi defee ko ci coupe du monde yi defee ko ni ngeen ko defal di defee rek teewaat ngeen tey pour accompagner seen football. Oui, parce que Goulet ñu gis ci CAF Award lu mel ni 6 finales mu concerné Sénégalais Ballon d'Or Sadio Mané comme ni nga ko waxee léegi ak Edouard Mendy Goulet ñu koy gis meilleure équipe am nañ njort aussi que équipe nationale Sénégal dina ko gagné meilleur entraîneur dañuy ñaan yàlla lu xewoon 2018 bañ a xewaat Aliou Cissé tey jii moom moo fi teg tànkam équipe nationale Sénégal depuis. mais dépêché na aussi fii directeur de cabinet am Pape Ibrahima Ndaw mu ngi fii ak son directeur de la haute compétition Léopold Germain Senghor presse bi aussi comme ni nga ko waxee daanaka su weesoo la presse marocaine ñun ñoo fi ëppale ay nit te loolu mënuñu am ku mel ni Sadio Mané respect bu mu am d'abord ci football africain parce que ni nga ko wax mu ngi woon regroupement fële ca États-Unis rax ci dolli li ko entraîneur am wax su nekkul woon kenn koo xam ne dafa yëg-yëg ci football africain yëg-yëg ci sénégalais daanaka du déplacé parce que daf ko bëggoon sax presque boole ak nit ñi na jël responsabilité am ndax moom mooy dem wax na peut-être que Ballon d'Or bi du fa yàgg waaye trajet bi boo xoolee dépassé na presque plus de 18 000 kilomètres donc loolu lu sori la diggante États-Unis ak fii mais teewul Sadio nu mu ko doon defee même 2018. xamoon na ne du moom moo koy gagné waaye déplacé woon na ñëw Salah nag delloowu ko njukkal parce que boo xoolee en 2019 moom bu muy gagné ci dëkku Salah la demoon mais Salah ñëwul tamit ñu ngi doon xaar Salah ñëwul donc loolu presse sénégalaise bi mënu ko woon bañ a teewee ñu ngi leen di remercier aussi surtout di féliciter di encourager aussi les organes de presse parce que bu ñu fi déplacé tey wax dëgg yàlla ce sont les organes de presse qui ont jugé nécessaire déplacer pour teewal fii Sénégal. Très bien alors ci wàllum organisation ñi ngi am yaakaar ni dinañu am fête boo xamante ni Abdoulaye dina ci ayib waaye lii est-ce que war na di géej gi am ndax boo xoolee xam nga nit ñi ni ñu kontaanee ni ñu dajewaatee bu ñu toogee chaque fois di ko sauter des fois mu toog 1 an et demi ci wàllum organisation est-ce que loolu CAF waru ci teg tànkam. nekk jour bu nekk bëgg ko na ko football loolu nag bu amee il faut aussi ñun ñu xar suñ tànk tubay compétition africain yi di am ak raaya yu mel nii bu naree am aussi ñu jëmmal ko jox ko organisation bu mucc ayib ba télévision yëpp mun ci jot loolu moo ñuy mun a dimbali pour surtout ñu valoriser davantage suñu ay joueurs parce que boo xoolee tey depuis Georges Weah 1995 amatul benn joueur africain c'est pas parce que nag mérité wuñ ko amoon na ñu bëri ñu ko mérité mais kenn si ñoom mënul fexee tey ba gagné Ballon d'Or waaye ñun bu ñu jëmmalee suñu ay joueurs fexee ba suñu organisation bu mucc ayib européens yi seen wàllu bopp dina si bàyyi xel bu baax a baax li nga wax question bu am solo la. voilà donc d'ailleurs moo ñuy tax sax ñuy gën a xalaat bu ñu joxee Ballon d'Or africain bi ba pare lan la war a àndal parce que souvent dañuy wax Ballon d'Or africain mais en général la muy àndal kenn du ko xaar mais ñun dinañ ñu xaaru Sénégal ndax tey ni nga ko waxee razzia la war a doon li ci topp mooy coupe du monde est-ce que lii du nekk sas bu rëy pour tamit équipe boo xamante ni da nga war a dem mondial. oui mun nañ ko gisee noonu mun na nekk sas bu rëy parce que suñu njort mooy que équipe nationale Sénégal dina gagné Aliou Cissé dina nekk meilleur entraîneur Sadio Mané dina nekk Ballon d'Or ñu ngi xalaat ne aussi Pape Ousmane Sakho mu nekkaat presque 4 titres sur les 6 possibles loolu mun na nekk c'est une possibilité mais mun nga ko gisee aussi mu nekk benn source de motivation parce que Sadio li ñu yàlla suturalee si moom mooy lu mu mettre en avant c'est l'humilité am wax dëgg yàlla man de yàgg naa topp équipe nationale Sénégal ëpp na léegi ñaar fukki at ak ñaar 22 ans maa ngi ci équipe nationale du Sénégal di leen topp fu nekk ànd na ak ñoom mais
du ma waxeewuma ko parce que Sadio Mané la mais qualité yi ma gis ci moom wax dëgg yàlla mosuma ko gis ci benn joueur surtout nag li ñuy xaar ci joueur yëpp mu ngi ci yow. am nga compétence bi am nga daraja bi am nga bayre bi waaye taxul nga sax ay laaf dafa rester une personne humble rax ci dolli aussi créé wul sax ay fondation maanaam yenn saa yi nit ñi bu ñu amee xaalis dañuy fexe ba créer ay fondation jaaralee ko foofu pour bañ a fay ay impôts waaye gis nga tey sur le plan social yëmul rek moom ci nekk champion mais aussi sur le plan social dafa nekk un champion social sans pour autant mu créer fondation ce qui veut dire day utiliser directement xaalisam pour jàppale Sénégalais yi donc si fi ñu jëm boo amee entraîneur bu mel noonu nga am joueur bu mel noonu nga am aussi équipe bu mel noonu effectivement mun na nekk pression supplémentaire parce que coupe du monde nga jëm mais pression boobu aussi nañ ko utiliser pour mu nekk une motivation supplémentaire pour ñu mun a am dem ci kanam et loolu man retenir ci benn mot rek Aliou wax dëgg yàlla dans tout son discours du fàtte loolu nañu moytu nañu respecter ñëpp nañu garder suñu humilité les pieds sur terre bu ñu gis ne Sénégal déjà mu ngi deuxième tour bu ñu eggee deuxième tour nag match couperé la te loolu wax dëgg yàlla Sénégal xaw na ci xarañ tuuti ci match couperé donc on peut espérer que cette année-ci au moins Afrique mu am benn équipe boo xam ne day atteindre le Carades et ñu ngi souhaiter mu nekk Sénégal. Voilà, toujours un plaisir d'échanger avec vous Abdoulaye Thiam, président de l'Association nationale de la presse sportive. Ni ngeen ko gisee nag dañuy continuer toujours di camper décor bi ni ñu ko xamee tey cérémonie CAF Awards si la ni ñu ko xamee aussi Sadio Mané, Aliou Cissé, Maître Augustin Senghor parce que moom moo jiite fédération sénégalaise de football ak ñëpp ñi nga xam ne daanaka ay mbokk lañ ñoo fi daje ngir mën a dem teewee li nga xam ne mooy événement bu mag bi am mbégte d'avance ci ñi nga xam ne dañ leen di sargal donc xam naa du ñàkk nag ci ngoon si dinañu doxaat daje ci ay plateau en tout cas pour vous camper le décor voilà je crois que Cheikh vous avez une idée de ce qui se passe en ce moment à Rabat plus précisément fi ñu nekk nii mooy hôtel Sofitel mais cérémonie bi complexe Mohamed VI de football lañ koy amalee mi ngi tàmbali 19h GMT 20h fii ci Maroc donc loolu daal la ñu mën a jàpp ci xew-xew bi pour le moment. jërëjëf Mame Fatou ñu sant ko bu baax a baax gërëm ko moom ak Missa Ndoye waxtaan bu am solo boobee nga xam ne nag séq na ko ak Abdoulaye Thiam jàppale ne nag lépp lu di xew-xew woo xamante ni bàyyeekoo na ca Rabat daañu leen ko digtal fii ci télévision Futur Média mu ñeel li nga xam ne rek moom moo di CAF Awards atum 2022 wax na ko ñenn ci ay joueurs yoo xamante ni doomu réew yu Sénégal lañ tàmbali ñoo ñëw bokk na ci keneen koo xamante ni itam tànn nañ ko ngir rek daal di koy tatagal ca diwaan bu Maroc rawatina fa nga xam ne moom moo di ca Rabat mu di Pape Ousmane Sakho xam ngeen ne moom mooy attaquant bu Simba FC ñu teewlu ay kàddu yoo xamante ni jot na ko séq ak Mame Fatou Ndoye. Pape Ousmane Sakho di am mbégte daje ak moom encore fii ci Rabat Pape Ousmane ñu ngi lay nuyu ñëpp xam nañ li la fi teewloo mais kañ nga yegg si ak fan nga jóge. waaw maa leen di fay di leen ziar bu baax a baax. waaw ñëw naa démb ay 15 heures voilà. ok jugee Égypte. waaw Égypte laa nekkoon pré-saison. pré-saison ouais. Alors nominé pour le plus beau but de l'année est-ce que yaakaar bi bëri na. waaw bu baax tëdd naa nelaw bu baax ba doyal sax yaa ngi gën a xam. di xaar trophée bi yegg si. waaw non day ñëw. ok day ñëw bu baax incha allah alors loolu. encouragement la pour yow mi nga xam ne yaa ngi ci yoon wi et puis ñu nominé la quand même pour koo xamante ni yaa ngi jouer Afrique loolu aussi je pense que encouragement la. waaw motivation bu mag la parce que déjà maa ngi jouer fi Afrique te c'est ma première fois aussi ma nekk ci liste nomination yi ba ci dernier but yi ci sama but yi ci la bokk donc dama ci am contentement bu baax a baax a baax. Très bien alors tey Sadio yegsi na est-ce que j'espère que di ngeen gisante avant. waaw bu baax boobu sama rêve la sax noo def ma gis ko. Très bien lan ngay xaar ci cérémonie bi xam nga est-ce que loo xam ne yaakaaroon nga ko. waaw au début yaakaaruma ko woon même biñ may wax affaire kii bi sax cérémonie bi daf ma bettoon parce que dama toogoon di waajal dem entraînement. après sunu CEO si la ma woo expliqué ma ne ma waa CAF dañ ko woo pour inviter ma ci seen cérémonie bi pour trophée plus beau but de la saison ma ne ko bon man loolu fàtte woon naa ko sax après si la ma expliqué ma ne voilà kon alhamdulilah quoi après si la ñëw. Très bien bon en tout cas ñu ngi lay souhaiter bonne chance et puis on se dit rendez-vous ce soir xam naa bu cérémonie bi di waaj a commencer wala bu jeexee rek. waaw incha allah merci Pape Ousmane.
merci également à vous Mame Fatou rendez-vous léegi incha allah 19h daañu leen digtal lépp lu di xew-xew fa nga xam ne moom moo di ca Rabat di wax itam bonne chance suñu gaynde yi nga xam ne itam bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoom la ñu tàmm ngir daal leen di delloo njukkal ñu wéyal xibaar yi mbokk yi wax itam ci leneen lu ma leen doon junju bokk na ci génnuk àddina ki nga xam ne nag moom moo di Idrissa Goudiaby xam ngeen ne néewam boobu ak léegi mu mel ni nag mu ne su am lu leer ginnaaw itam yéen ci ay autopsie yoo xamante ni def nañu ko moo xam docteur yi ak itam docteur yi nga xam ne itam famille moom moo ko tànn ginnaaw itam bi mu mujjee def la ñu xam le moom moo di Idrissa Goudiaby dañu ko rek daal di faat ci aw bal woo xamante ni nag moom la ñu ko dóor lu wuuteeg autopsie bi nga xam ne nag moom la ñu njëkkoon a fësal ñu rek ne Idrissa Goudiaby dafa daal di génn àddina ginnaaw yi ay jam-jam jàppale ne nag ki nga xam ne moom moo di layool njabootam nag dana clamé fa mba xam ne doon benn gouvernement bu Sénégal ca diwaan bu Sikicoor itam ñeneen ñoo xamante ni ay activiste lañ bokk na ci ñi nga xam ne itam daal dañuy yëkkati ay kàddu di ñaawlu bu baax a baax doxalinu ko gouvernement bu Sénégal ci génnuk àddina ki nga xam ne moom moo di Idrissa Goudiaby ñàkkul ne xibaar bu ni mel daañ ci dikkaat suñu yeneen jotaayu xibaar fii ci TFM beneen ab génnuk àddina boo xamante ni itam coow li mi ngi wëy ba tey bokk na ci François Mancabou mi nga xam ne daal dinay génn àddina jëwriñ ji nga xam ne itam moom la ñu dénk wàllu yoon fii ci réew bu Sénégal moom maître Malick Sall di dalal xeluk njaboot gi la mu xamle mu di lépp lu ci war daañ ko def ba mu mat sëkk naka noonu itam rafetlu nañu génnuk àddina wala bokk génnuk ki nga xam ne moom moo di procureur de la République ci kàddu yi nga xam ne nag moom la jot a fësal ginnaaw itam ki nga xam ne moom moo di François Mancabou bi mu dëddoo moom maître Malick Sall lañ leen digtal ay kàddoom Ali Bandel Niang moo ko taataan. boobu d'abord damay présenter sama condoléance famille bi parce que sénégalais moo faatu kon di cause yi duma ci dugg lu mun a wax c'est que procureur de la République ku jub la xam naa ko ku jub la te ku xam métier am la wax na lu mu waroon wax et temps bu mu waroon wax et ci conditions yi mu waroon wax parce que nit ñi dañuy wax souvent te maîtriser ñu procureur dafa am lu mu war a temps bu mu war a wax et forme bu mu war a wax enquête bi commencé na autopsie bi def nañu ko li ma mën garantie daal mooy que dossier bi comme beneen dossier justice dana def liggéeyam loolu mun naa ko garantir justice dana def liggéeyam en respectant notre code de procédure pénale la défense vous savez mooy droit qu'est-ce mooy am xam ne dañu ko reconnaître ci constitution les droits de la défense xam nga kooku droit boobu kenn mënu ko d'autant plus que man mii wax ak yéen avocat la donc famille bi na seen xel xam naa ne effectivement lu métti le moo leen dal mais na seen xel dal incha allah justice dana def liggéeyam et te dana ko def ci lu mu gën a rafet te lu mu gën a gaaw incha allah. aywa ñu àddu ci leneen mu ñeel njàng mi ak njàngale mi fii ci réew bu Sénégal xam ngeen ne candidat yu BFM ñi ci tey ji yemook alxames la ñu daal di door sëggub ci li nga xam ne rek moom moo di épreuve yi seen ak lim toll na ci 179 522 ci ay candidat fii ci réew bu Sénégal suñu ay ndaw itam dem nañ ca CM bu Martin Diop Maturin Diop ngeen baal ma foofee itam centre la woo xamante ni nag élèves yi ñu nga fa bu baax a baax ngir daal di amal lu ni mel Mariam Ndiaye ak itam ki nga xam ne moom moo di Pape Sangone Mbaye ñoo fa teewoon ngir amal aw reportage ñu seetaan. examen BFM bi tàmbali na tey fii ci centre Maturin Diop ñaari téeméeri candidat ak fukk ak ñaar ñoom lañ fiy natt ci français. am nañ lu tolloog ñaar téeméeri candidat ak fukk ak ñaar ñu am ci juróom benn yoo xam ne ni ñëwuñu ñeent ñi ay jigéen lañ ñaar ñi ay góor lañ. waaw suba gi nag ñoom français la ñuy def waaw li ñuy wax dissertation bu ñu noppee def nañ dictée ba noppi fi mu ne nii ñu ngi def lu ñuy wax TSQ muy texte suivi de question war a jeexal midi ñëwaat ci ngoon gi incha allah. xale yi nag jàpp nañ ni liñ leen jox taxu koo métti lool. neexoon méttiwul woon trop na comme yooyu noonu. yaa ngi am yaakaar daal. waaw maa ngi am yaakaar kay. moo ne yomb na mais abordable na daal. am nga yaakaar. waaw ñu laaj yëpp jàng nañ ko. très bien. méttiwul noonu. kon am nga yaakaar. waaw. ngay wax nag. waaw am naa yaakaar ci épreuve bi. donte am na si ñoo xam ne ñoo ngi doon ragal grève yi gàllankoor leen. parce que boo xoolee
si loolu sax lañ ñu gën a laaj affaire agression yi affaire yooyu noonu pour ñu joxe suñu avis affaire yooyu quoi. gannaaw ba ñu defee français ak texte suivi de questions xale yi dinañu leen natt ci SVT ak anglais tey si ngoon. bonne chance ci candidat yi nga xam ne nag ñoom ñooy def li nga xam ne moom moo di BFM mbokk yi ñu addu ci leneen dem ca diwaan bu Thiès xam ngeen ne nag jéey ji nga xam ne am na fa aw sóoróol woo xamante ni daal dinay daanu ci kaw waajur ak itam tout tànkam boo xamante ni mi ngi am ci lu tollook juróom benni at ñoom itam jàppale ne nag gouvernement bu Thiès moom Alioune Badara Mbengue daal nay jébbal aw njaalam te itam bépp dogal boo xamante ni nag jot na ñu daal di koy jël ci boobule sóoróor wala bokk barab boobu nga xam ne fa la jëye ji amee daañ ko jël ba mu mat sëkk moo xam dañ koy tojaat wala dañ koy defaraat lu mu ci mënti doon Cheikh Anta Diop ak Selatiix amal nañu aw reportage ñu seetaan. ci li ñu xayma ñaar ñoo ñàkk seen bakkan ci minaare bi daanu ci jumaa ji nekk fii ci cité Senghor ak juróom-ñeent ñoo xamante ne am nañ ci ay gaañu gaañu loolee le gouverneur bi yëkkati ba tax mu demoon seeti njaboot yi nga xamante ne loru nañ ci ak ñi nga xamante ne am nañ ci ay gaañu gaañu. président de la république son excellence Macky Sall mbir mi naqari na ko lool comme ni ma ko waxee ku am njaboot lu ci dal rek da nga koy yëg moo tax tey jii. mun nañu bàyyi leen li ngeen def yëpp ngeen dem ngeen jaaleel ma famille bi fa nekk yëpp ngeen wax leen vraiment tiis bi nga xam ne nii dal na seen kaw mais dal na rawatina man sama kaw man président de la république. ngeen masawu aussi ñi nga xam ne nii ñoo ci jëlee ay gaañu gaañu. gouverneur bi nag nee na am na ay éléments yu bëri yoo xamante ne càmbal nañ ko saytu ko waaye nag sàkku na ci service technique yi li des ci sorool bi daañu ko daaneel. waaw soroor bi nag bu soobee yàlla danañ ko daaneel bu ñu ko dindee ba mu set risque dootu fi amati pour mu daanu ci nit. Alioune Badara Mbengue yokku si ne am na beneen taxawaay boo xamante ni jël nañu ko ngir kaaraange askan wi bu laajee ñu daaneel lépp daañu ko def. mais mën nañ bañ a yem foofu bu ñu ko dindee aussi protection civile préfet dana fi ñëw ñu dugalaat équipe protection civile ci biir ñu xoolaat bâtiment bi est-ce que bâtiment bi amul encore ay risques su fekkee am na ay risques ñu dindi ko fi même su fekkee ne sax am na lu ñu leen di ndàmp wala leneen mais dindi ko fi aar ñëpp moo gën nga bàyyi ko fi di ko kolkolal nii mu indi beneen jéyee boobaa teyef lay doon. délégation gouvernement bi nag ñu ngi leen di xaarandi tey jii ci cité Senghor kii di ministre d'État Augustin Tine moo ko fas yéene jiite. mbokk yi xam ngeen ne wayjur boobee ak tout tànkam boobee nag li nga xam ne moom moo di taw bi lañ doon wuttu ba tax itam mu daal di leen di yóbbu ca àllaaxira taw bu métti wi nga xam ne itam moom moo wàcc ci yenn ci ay gox ni ki démb fii ci réew bu Sénégal rawatina fi nga xam ne nag moom moo di ci Ndakaaru jàppale ne jéey yi nga xam ne amal na ko bari na directeur général bu ONAS la mu xam ne itam moom moo di amul lenn loo xamante ni yoonu ONAS mi ngi ci bu ñu sukkandikoo ba tey itam ci ki nga xam ne moom moo di docteur Babacar Mbaye la mu xamle mu di pont de l'émergence li nga xam ne itam am na fa ONAS itam mu jeex na ci ay loxoom ba mu set wecc ginnaaw bi mu nekkee ganuk info du matin ba mu noppee seq na ab waxtaan ak Chérif Dia ñu teewlu. parce que soo xoolee 84 millimètres donc d'un seul coup au niveau avec un espace très réduit donc kooku déjà day am ay conséquences. ouvrage bi nga ko dimensionné par rapport à des orientations bien déterminées avec des intensités de pluie bien déterminées donc on parle tout simplement de pluie moyenne. Maintenant, s'il s'agit des pluies diluviennes, donc qui dépassent les 60, voire même les 80 mm, donc ça devient ce qu'on appelle des pluies extrêmes. Planification bi dañ koy toog par rapport tout simplement à des ouvrages, à des intensités pluviales yoo xam ni moyenne la. Maintenant, soo amee extrémité, il n'est pas dit que ouvrage yi du drainer, mais day jël temps, parce que day am ce qu'on appelle un temps de rétention. Ce temps de rétention-là, faut mu permettre tout simplement ouvrage yi mën a progressivement pouvoir drainer. Maintenant conséquence yi mooy temps boobu mooy jël donc ce qui est sur cet excès d'eau là à cet instant bien déterminé mën na créer des conséquences mais peut-être fi ñu mën a waxee mooy fi nga xam ni amul ouvrage d'assainissement c'est à ce niveau-là que peut-être problématique foofu lay nekkee. li nga xam ne moom la ñu gis fii mooy donc un dégât au niveau tout simplement donc du point de l'émergence parce que ouvrage bi tali la donc cela veut dire que même su amee loo xam ni assainissement ci lay bokk ak leneen aussi ci lay bokk je crois que responsabilité bi toujours incombe à l'entreprise nga xam moo doon réaliser ouvrage mais disons que c'est des manquements qu'il faut considérer comme étant des manquements et il faut corriger.
pont de l'émergence wooyu nga xam ne rek daal na ci addu di ki démb ci taw métti wi ñu nemmeeku ci aw fàcc jàpp leen ne jëwriñ ji nga xam ne nag moom la ñu dénk wàllu dem ak dikk fii ci réew bu Sénégal daal dinay fësal aw bataaxal boo xamante ni nag mi ngi ci masawu askan yu baax a baax rawatina nag ñi nga xam ne ñoom ñoo teg woon ci xàll wi tey ni ki démb itam ñu amoon aw taggatémbe leneen ci loo xamante ni bokk na ci ay information yoo xamante ni ñu ngi koy biral ni ki démb ak léegi nag moom daal na koy weddi ba mu set wecc di noon jàpp ne du rek li nga xam ne moom moo di seen ak tayeef ndax pont bu ni mel li nga xam ne moom moo di mënees na koo nekk foofee nag ginnaaw aw app toll na ci diirug téeméeri at bu ñu sukkandikoo ci bataaxal wi nga xam ne nag ministère des infrastructures des transports terrestres ak itam désenclavement jaarale ko ci Ageroute Sénégal moom moo ko daal di fësal lépp lu ñeel itam dem ak dikk daan door ci pont bu ni mel lu soxal taw bi ak itam yàqu-yàqu yi nga xam ne nag amal na ko du Ndakaaru dong lañ cey tit itam bokk na ca diwaan bu Touba ak la ko wër tax na itam ni ki démb ci aw CRD daal na ñuy rek jukki ay kaddu di sàkku ci ñi nga xam ne itam ñoom ñoo di cëslaay ci réew bu Sénégal ñu jël ci aw dogal ngir rek laata màggal Touba di ñëw lépp loo xamante ni war nañ ko faa jël ca matuwaay ñu daal di ko fay jël bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne nag moom moo yor kaddu xalif général kullu murit moom Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké ginnaaw ay kaddu yoo xamante ni yëkkati na ko liggéey bi door tam ca xàll wa nga xam ne moom moo jëm ca Touba Daaru Karim ak itam Touba Tindo di ñu teewlu ay kàddoom ci micro Talla Samb. di yëkkati suñu kàddu ci ndigal ak Cheikh Mouhamadou Mountakha. mboolem programme yi ñu daa def ren incha allah fas yéene wëri lépp li nga xam ne danañ ko ci dolli ren rek mooy benn ndajem diine bu mag boo xam ne ndaje international lay doon. ndax màggal gi biir bu gàtt na dugg ci nawet fii may waxee yow nii màggal gi ci catul wax set la ne wax set nag xam ngeen ni mu baaxoo bu fekkee ni mu baaxoo demee ni la demee dëkk bi dana fees kon loolu problème bu rëy la. assainissement bi it chinois yi nga xam ne président Abdoulaye Wade moo leen andi woon ci dëkk bi ñoo yor liggéey ba kon loolu itam dañ ciy soññ ñu yor assainissement bi ñu taxawu leen fexe ba lu ñu mën a gën a gaaw fii ak màggat gi effort yu ñu mën a def rek fexe ba ndox mi wàññi ko ndax màggat kat bu nekkee ci biir wax set dana jafe ndax mbedd yëpp amut assainissement am na ci mbedd suuf yu bari te nit ci mbedd suuf yi dañ daa jaar mbedd suuf yi nag bu fekkee yëpp dafa taa dana gën a jafe kon lu ñu gën a mën a góorgóorlu fexe ba nit ñi conditions yi nekkoon daaw ci lu metti mu bañ a amaat nañ ci góorgóorlu doonte le nag jéego bu rëy am na ci ren ndax 30 bi xam ngeen ne lu itteeloon sëñ bi la ci biir loolu itam yi nga xam ne ñaan na ko ay télé yoo xam ne ñu ngi koy jot def ci biir Touba kon am na ci yoo xam ne sotti na te itteeloon na sëñ bi ndax yónni na ma ne ma damay day soxla yu ma ñor ndax barab bu ci na nam demee bu ma soñoon ñu tëlit mi waaye nag ay priorité di am bokk na ca Daarul Karim Tindo di ak Ndindi incha allah bu àndee dogalu suñ borom Serigne Cheikh a ngi ni toog teewal fi Serigne Mamour suba danañ tàmbali liggéey ba. ginnaaw taw bi nga xam ne itam wàcc na jàppale na nag ca diwaan bu Tëngéej bokk na ci ñi nga xam ne itam ñoom ñooy ñaawlu lu ni mel askan wa nga xam ne nag ñoom ñoo fa dëkkee joxoñ nañu baaraamu tuuma gouvernement bu Sénégal xibaar bu ni mel daañu ci dikkaat nu mu gën a yaatoo fi mu ne nii nag ñu soobu ci li nga xam ne moom moo gën a fës ci li yéen kaay xëy fësal ni ki tey Mamadou Mohamed Ndiaye la ñu ciy àndal. jërë ngeen jëf ndakaaru gi doon tëmb démb la mboolem yéen kay ñu xëy ndool xëy tëmbal ci seen xët yu njëkk tey ji l'observateur nañu taw yu am doole ñu xëy ci dëkk bi démb ci àllarba ji dellu si waat na inondation yu dugal askan wi ci coono ak jaaxleeg fitna ju rëy rawatina ca banlieue bu ndakaaru ne fu ci mel ne ca quartier yi di Aïnouma di 1 ak 2 ca Kër Massar la ñu fa gis démb jéggi na dayoon ndax lu bari yàqu na fa autopont bu bees ba ñu fa ubbi bu yàggul askan wi jàpp ne moo leen rey ba ñu dee dégâts yi yéen kay bi mi ngi ñuy xamal ne yemul foofee rek ne ci tali ba jëm ca Yoff fay tolloo ko pont bi ñu tuddee pont de l'émergence tali ba xàppatiku la def ndax ndoxum taw mi li xew démb ci dëkk bi xew ci digg jamonoy campagne électorale moo waral journal l'Observateur jànge ci ne kaala bu baaxul ci régime bi enquête dina kay nañu galère dëggantaan njaay la ñu dund ci capitale bi quartier yu bari ci Ndakaaru ak ci banlieue bi dañoo feesoon dell akum ndox tali bi xàppatiku ca boori pont de l'émergence enquête mi ngi ñuy wax ne préfet bi wax na ne dinañ ci taxaw defaraat ko nu mu gën a gaawee waaye moom enquête li ko jaaxal ba tax mu xëy di ko laaj ci xëtamu njëkk moo di milliards yu bari yi ñuy dégg ne def nañu ko ci xeex inondation bi xaalis bu bari boobee ana lu mu jariñ Sud Quotidien bind ne
taw bu njëkk ba tax ñu naanub taw bi wàcc démb ci dëkk bi ci àllarba ji tax na ba ndakaaru ngi tëmb la si ne kay ne ko du ndakaaru rek banlieue bi askano fa yeewoo gis nañu biddiw ba cëg démb ci Kër Masaar moom la si ne kay ne nañu falaraay ba téene ne quartier yu bëree kër yu bëri yu fa nekk ndox mi nangu na leen li ñu naan ndox du bàyyi yoonam Walf Quotidien nee nañu moo feeñ démb ci dëkk bi ci taw bi Le Témoin gis ne ni fi nawet bi dooree doy na waar ay dégâts yu dul jeex moom la fi taw démb bi bàyyi 766 milliards yi état bi dugal ci inondation yi journal Le Témoin nee nañu terewul dëkk bi taw tooy taa tolof yi ne jasar ci kaw askan wi ay otoog seeni borom yu diig ci biir ndox mi ay quartier lëmm yu ndox mi mëdd ak ay kër yu ndox mi nangu Les Échos ne ko dégâts yi kay foo ko takk rek weesu na ko muy ci armée Saint-Lazare Béthanie yi di ci hôpital Philippe Maguilène Senghor di ca WDN bi ba ci autopont bu Yoff bi lépp inondé journal bi nañu li ko tàmbalee Tëngéej ba ca centre ville bu Ndakaaru jaar Géejawaay Cambérène Parcelles Assainies nit ñi sonn dëgg la ñu def démb tali bi xàppatiku démb ci autoroute Mame Limamou Laye bi Source A ne nañu waa CRBC waa ONAS ak waa direction de l'environnement ñoom la ñu ci joxar bi baaramu tuuma raccordement bu réseau d'assainissement bu BRT bi ak bu Grand Yoff bi nee nañu moo indi musiba mi ñi boolee tonkook tumurankeek jaaxle ci tawub démb bi Source A nee nañu moo di ñi baaxooy jël train express régional bi di TER bi ne saxaar ga moo pan démb ñu ne leen ay 14 heures ca lay doxaat bàyyi leen ñu tawte ci taw bi ndax prévoir ñu ci arrêt yu TER bi foo xam ne nit ñi danañ fa mën a taxaw seeloo ab tawub démb beek inondation yeek dégâts yi mu jur Vox Populi nee nañu law na ba téq campagne électorale bi ndax fii ci Ndakaaru taw bi dafa nëbb campagne bi carrément Direct News nañu tawub démb bi ci waa Benno Bokk Yaakaar la gën a bon journal bi di laaj ndax waa Benno Bokk Yaakaar danañu mën a convaincre nit ñi ngir ñu wote leen ci législatif yi ci jamono joo xam ne seenug tële ci saafara waame gi fàng la def lu ne fàng wala fi nee nañu dee su ko jeex laatir bi nañu mooy dëgg nag ne li feeñ démb ci dëkk bi ci digg campagne électorale bi mooy firndeel ne asamaan si moom àndul ak waa Benno Bokk Yaakaar waaye Yewwi Askan Wi Le Quotidien nee nañu ñoo nga jëm ci Matam tey ji mu di lu jara bàyyi xel ndax Fuuta titre foncier Macky Sall la Le Quotidien nañu doonte waa Yewwi bu Matam sérénité la ñu wane terewul kii di Farba Ngom moom li mu bëgg moo di ab teextu bu géey ngi njiital parti Pastef du Ousmane Sonko moom Ousmane Sonko journal L'Info mi ngi ñuy xamal ne doonte bokku ci législatif yi waaye ak loolee sax terewul xelu Macky Sall dal ci gaayam yi ba léegi moom Macky Sall amagul assurance bu wér ci ne gaayam yi mën nañoo gagné wote yi moo waral non seulement dugg na ci campagne bi waaye dugal na ci première dame di Mariam Sall coordonnateur départemental bu Benno Bokk Yaakaar ci Rufisque di ministre Omar Gueye journal L'As mi ngi ñuy xamal ndaje mu doon amal démb ak notable yu commune bu Sangalkam mu di imam yaak chef de quartier waxtaan ak ñoom it ñu jële fa dogalub taxaw ci wetam jàppale ko moom ministre Omar Gueye ngir Benno Bokk Yaakaar gagné wotey député yi le vrai journal ne ñu coalition républicaine sàmm sunu réew ñoom it kenn gënu leen a sori ci campagne bi li ñu bëgg moo di liggéey lu rëy ci ndamal Benno Bokk Yaakaar ci législatif yi moo waral coordonnateur ba di Pape Modou Fall président RV dëgg ma wóor ànd ak gaayam yi ci coalition républicaine sàmm sunu réew sol seenu dàll dugg réew mi ngir wan waa réew mi lu rëy li njiit réew mi liggéey ci réew mi quotidien xew-xewu jamono bu doy waar la xëy ak ñun ci xëtamu njëkk mu di benn étudiant bu jigéen bu ñu enlevé ca Fann ok violé ko pendant 72 heures libération moom it indil ñu beneen xew-xew bu yéeme te doy waar bu xew démb ci avenue Bourguiba mu di benn taximan ak benn borom cag-cag bu fa doon jàppante ba borom cag-cag bi dóor taximan bi mu faatu taximan bi yéenekaay bi nee nañu Mamadou Dione la tuddoon am fanweeri at ak ñeent cag-cag bi ko dóor mu faatu moom Babacar Babou la tudd fanweeri at ak juróom-ñaar la am bi ñu ko jàppee yóbbu ko ci garde à vue li mu wax moo di da doon jàppanteeg taximan bi téye caabi motom bañ ko jox moo tax mu dóor ko. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye mbokk yi waxtu yëkkati jotaay jot na fi la ñu jaar daal di koy buural léegi di ngeen ànd ak ki nga xam ne rek moom moo di Mamadou Ndiaye mu daal di fësal li nga xam ne nag moom moo gën a fës ci internet bi dig daje ak rédaction bu télévision Futur Média 19h30 20h ci yeneen jotaayu xibaar man itam ma jox leen daje ni ki ëllëg incha allah à partir de 6h30 ci seen émission info du matin mu ñeel revue de titre lu mooy loolee tam woy leen di des ak programme TFM jaa ngeen jëf mbokk yi ñu yendu jàmm.